voilà mu nekkoon suñu dernière musique du jour ñu demoon nag vers l'international indil leen woon rek clip boobu di Wuli Géeti bon mu nekk bu neex man j'aime bien j'espère que vous aussi et comme ni ma ko waxee tout à l'heure tey c'est jeudi on va parler de politique et dinañ dalal rek monsieur Denis Ndour nekk deuxième vice-président bu Ligue sénégalaise des droits humains donc dañ koy bon Aliou dama lay bàyyi nga daal di koy dalal ñu tàmbale waxtaan bi. waaw Fatou ni nga ko waxee tey nag ñuy dalal monsieur Denis Ndour comme ni nga ko waxee nekk deuxième vice-président Ligue sénégalaise des droits humains du LSDH monsieur Ndour ñu ngi lay nuyu di la wax dalal ak jàmm. jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu invitation bi daanaka su ma ñëwee Ligue laa ñëwal donc Ligue ngeen invité di ñaan yàlla lu ñu fi taataan rek mu doon njëriñu askan wi. parce que dama koy faral di wax bu ñu ñëwee ci plateau li ñuy andi mooy gindi sénégalais yi ci ay lënt wala en tout cas ñaax leen ci loo xamante xamuñu ko ci seen ak seen yelleef ndax ñu mun ko xam mun koo saytul seen bopp. très bien dañuy tàmbale campagne électorale bi gis nañ ni violence am na ci yéen sax vous faites partie de la société civile ngeen génn woon ab benn communiqué di ko ñaawlu. violence boobu ci campagne bi yéen gannaaw bi ngeen siy ñaawloo léegi yan jéego ngeen siy def puisque campagne mi ngi naan 9 jours moo ci des yan jéego ngeen siy dox ba duñ ko gisaat ci biir campagne bi. waaw xam nga mbirum violence souvent dañ di faral di ko tekki ci li ñuy wax les conséquences maanaam njeexital bu nit ñi jàmmarloo ba dóorante la ñuy gis violence ñun nag dañuy gis violence balaa looloo egsi maanaam violence mi ngi commencé. ci li ñuy wax le processus électoral bi nag campagne bi daf cee bokk pàcc la ci et donc day am solo bu fekkente ne ca njëlbéen ba lépp li nga xam ne war na mën a indi violence ñu daal di koy tënk maanaam fexe ba du jëm kaw loolu mooy lan loolu mooy nit ñi bu fekkente ne dañuy dem ci joŋante te joŋante ba ñuy dem am na loo xamante ne d'accorduñ ci maanaam dañuy dem ci joŋante bi ak ñàkk pexe dem ci joŋante ak ñàkk pexe boobu nag maanaam fitna lay andil nit ki ci boppam maanaam yaa ngi dem waaye sa xel mu ngi naan man daal dem naa nii rek parce que awma choix donc bu baaxee ça va bu baaxul ça va et donc lu mu mën a jur daal ci mbiru jeexital maanaam conséquence violence mën na ci am beneen bi mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy woy parti politique yi ñi nga xam ne ñoo bokk ci seen i kuréel dafa amoon ci jamono bu njëkk nu ñu leen doon tàggate lu ñu doon wax la maison du parti. école du parti. voilà école du parti alors li ñu leen doon tàggat mooy yow boo bokkee ci parti lan mooy sa taxawaay ci biir ak ci biti maanaam li ngay wane ci biti mandarga parti bi la. su nekkee da nga wane lu ñaaw dañuy jàpp ne parti bi loolu lay gëm loolu lay véhiculer waaw pour dagg loolu nag da nga war a am looy jàngal ki nga xamante ne moo bokk ci parti bi loolu nag moo amatul. mais même ci loolu sax ba xam ne ku ne da ngay demal sa bopp. même ci loolu sax dañ daan gis ay temps comme ni nga ko waxee discours politique lañ daan jéem a convaincre askan wi wala sax ay débat d'idées. dañuy gis suñu Sénégal à chaque fois campagne bu amee c'est la violence. waa xam gis nañ sax yenn journaux yi titré nii. homme politique yi amuñu programme. seen discours yi dafa vide. dëgg la man loolu dama koy dëggal lu tax ma koy dëggal am na benn bataaxel bu ma bindoon ci ginnaaw di wax mbirum ni ñuy doxalee politique ak invective ak arrogance loolu yëpp ay xeetu violence la xam nga violence du rek dóorante kurpeñ violence bokk na ci ngay xoxatal nit ki ci kaddu wala bokk nga koy jéebaane di wax loo xam ne baaxul ci moom xëy na du dëgg wala boog ngay xaawi suturaam ci mbedd mi ci loo xamante ne xëy na dëgg la mais mu nekk sutura nit ki la ñuy wax dignité maanaam niteefu nit ki kenn waru koo laal liy andi loolu le plus souvent mooy que ne yéen aussi da ngeen ci am wàll yéen way taskatu xibaar yi parce que su fekkee da nga ma invité nga may wax ci thématique du ma am bunt bu ma defee invective di ŋaññi keneen wala ma déedéet damay ñëw ci thématique bi nga xam ne ci may woo askan bi bu ñuy ñëw ñu dem ci ñoom pour jaay seen bopp pour ñu fal leen ñoom it dafa am solo ñu wone ab programme waaye loolu day fekk askan bi ñu préparer leen ci loolu man su ma ñëwoon ci ndaje
ne dama ñëw pour déglu programme gisuma fa programme du ma fa toog damay dem sama yoon bu keneen defoon ni man ka taxawoon foofu pour wax ak nit ñi du gis kenn ku mu waxal parce que xam ne ne li ko manqué mooy programme bi nga xam ne mooy tax nit ñi mën la fal parce que lii nga nar a doxal bu fekkee ne fal nañ la waaye du caaga ne da nga ñëw rek di ŋàññi ay nit wala di ŋàññi régime wala nga nekk régime di ŋàññi opposition nga ne yaa ngi jaay programme loolu du programme loolu ŋàññi la waaye du jaay programme. d'accord léegi ci wàllu boobu ba tey vu que da ngeen fi nekk pour défendre li nga xamante ni moom mooy les droits humains ay gis nañ ni campagne bi demee est-ce que am na ay jéego yoo xamante ni quand même teg ngeen ko wala yéen a ngi koy waaj a waaw teg nañ ko mooy li ma doon wax njëlbéen ñun dañu nekk dañuy def liggéey boo xamante ne liggéey transversal la maanaam du ñu xaar ba ne violence am na rek ñu jóg déedéet gis nga bu ñuy def communiqué toujours dañuy artu avant mbir yi di ñëw su ko defee bu ñu demee ba commencé gisaat leneen ñu defaat beneen artu waaye artu bi yemul rek ci bind ab bataaxal dañuy jël suñu téléphone des fois dañuy dox sax dem ci ñenn njiit yi wax ak ñoom mais rek du doon lu ñuy médiatiser parce que li tax dañuy bañ ñu ne kon yow kii nga faral wala kële nga faral donc dañ koy def ci sutura pour xamal leen ne réew mi ñoo ko moom te li ñu boole te ñu war ko def warul saafaanoo ak li nga xam ne mooy objectif de départ. parce que nee ngeen sax di ngeen génne ab rapport bu ñeel violence campagne électorale bi. bien sûr parce que loolu mooy évaluation li nga xamante ne moom moo am lépp looy def te amul évaluation rek maanaam da ngay daanuwaat ci njomba yi nga daan def boo defee évaluation nag da nga naan lii de naka la ñuy def ba mën ko éviter bu ñu defee nii ak nii moo tax ma ne processus électoral ci la lépp démarré parce que bu fekkee dañoo d'accord ci lépp. xuloo daam xase doom waaye bu fekkee am na lu bëri lu ñu d'accord waaye nañu dem rek bu boobaa forcément loolu mooy remettre ci kaw table bi. waaw léegi nag dañoo gis ni da ngeen wax seen biir wax da ngeen def évaluation du moins. da ngeen di bind ay bataaxal ngeen jox ko bu ngeen di wax ak ñoom directement. léegi dañoo bëggoon xam est-ce que tey am na loo xam day tegu ñoom seen kaw maanaam tey ñii di génn di campagne def violence muy verbal maanaam si waxin. mbaa si jëfin est-ce que ñoom am na loo xam ne dinañ si fekk bu ñu defee loolu noonu. même boo leen avertir ba pare. waa xam nga nag loolu wàllu yoon la. xam nga ñu ngi fi doon wax jamono bi ñu doon am événement mars ñu gis ay nit yoo xam ne xamuñu ndax ay force de l'ordre dañu war du ñu ay force de l'ordre dañ ko dénoncé woon ba pare bind les nervis bind autorité ne dañ ñoo war a gindi wax ñu ne ñii fan la ñu bokk ak lan moo tax ak lan moo leen may sañ-sañ ñuy def lu ñu mel c'est la même chose bu ñu nee force doit rester à la loi c'est pas une question de répression c'est-à-dire que waxuñu way takk der yi ñu gisee koo xam ne dafa def lu safaano ñu ñëw dal si kaw violenté ko déedéet way takk der yi boo déggee ñu ne maintien de l'ordre maanaam fexe ba sëmbaxloo bañ am maanaam fexe ba foo gis rek loo xamante ne day am ni jafe-jafe nga ñëw ne xaaral ma taxaw fii pour empêcher parce que bu fekkee dañ leen di accompagner am ñaari jàmmaarloo comme ni ñu koy gisee caravane ñu war a daje mais ñoom war nañu xalaat ne ñii bu ñu dajee dara mën na am donc ñu war a def leen benn cordon boo xamante ne day def de sorte que ñii dañuy jaar ni ñii jaar ni kenn du laal sa morom léegi nag koo xam ne da nga jalgati kooku yoon moo war a ñëw dal sa kaw ñun lu ñuy jàpp mooy yoon dafa war a tëddee njaaxaanaay maanaam tey du ñu ne rek parti sangam ñoom ñoo def violence kon nag dañ leen di condamner képp ku def violence rek dañ lay condamner parce que violence du arme légitime maanaam du lu ñuy xeexee lu légitime li ñuy xeexee di mooy li nga xam ne mooy lu légitime mooy argument. mais tey bu fekkee argument am na nit ñi ñu ngi wax violence muy nekk si waxin ba si jëfin si campagne la bokk loolu du Sénégal kese. waaye mun nañu wax du Sénégal kese mais dans les pays quand même développés doo gis mukk ay ñoo xam ne dañuy ñëw ak ay nervis ay matraques. ne dañuy def campagne électorale. Moi j'ai vécu plus de 15 ans aux États-Unis j'ai jamais vu ça là-bas te pourtant dañuy am campagne bu tar. boo xamante ne y a un débat télévisé yu tar mais du tere boobu ca pandaw ba si élection ni ñu day dem élection si jàmm le lendemain day mel ni élection mësta am ku nekk day démarrer sa liggéey mu mel ni dara mësta am mais bu ñu xoolee Sénégal saa bu ñu génnee élection ñu ngi dugaat ci beneen façon de politique de campagne pour préparer une élection ça veut dire que du cercle vicieux la bu ñu génnee ci bii nii ñu ngi ci commencé présidentiel ainsi de suite
ainsi de suite. ainsi de suite voilà léegi ci seen action toujours nga wax sànq rek ne li ci gën a bëri ay artu la. li ci gën a bëri aussi doo leen ko wane da ngeen di dem ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy principaux concernés yi waxtaan ak ñoom. pour ñu jël seen matukaay mais est-ce que li ngeen di ci xaar wala est-ce que seen i jaloore seen jéego yooyu ñu ngi am impact ci ñi nga xamante ni ñoom ngeen di artu ak ñi ngeen di waxtaanal. waaw des fois aussi xam nga aussi impact bi des fois mu jafee gis su fekkente ne du yow yaa mesurer li nga xam ne moom nga def. ki ci biti day jàpp ne li daan am mu ngi am ba léegi mais xëy na ampleur ba mu doon amee mun na wàññeeku mun naa am aussi ñun am na lu ñu xam que ne peut-être dañu am intention jàmmarloo bu métti tout ça là ñu ne bu ngeen defoon nii de par exemple ma joxe exemple bu banal. def sitting ak def marche lan mooy différence bi yëpp pourtant ñaxtu la wane sa naqarlu li nga xam ne ànduloo ci wala fësal loo xamante ne da nga jàpp ne injustice la dinañ toll ci jamono yoo xam ne tension bi day yéeg ba bu ñu gisee ku bëgg a def marche ñu ne la non bul def marche defal sitting da ngay dem rek nga toog benn place nga wax li ngay wax def say pancarte wone mais bul marche parce que boo marché conséquences yi mu mën a am moo gën a mën a jéggi dayu que conséquence boo xam ne yow da nga toogoon benn place on te voit on te supervise on t'encadre ba nga xamante ne lépp lu war a jóge fenn dugg wala def dinañ xam mais bu fekkee dox la rek da ngay dox ba yaa kenn génn ci benn koñ ak loo xamante ne bokk ci dugg ci def loo xam ne naka sa noonu. ñu àdd ci mbirum François Mancabou mooy ki ñu wax ni c'est un supposé membre de ñi ñuy wooye force spéciale. mu nekkoon garde à vue ca commissariat central mu mujj ñàkk bakkanam. version yi nag bëri parce que famille ak avocat am dañuy wax dañ ko daal di torturer. procureur génn ni y a une vidéo de 13 minutes te xibaar yi ñu mujjee am nee nañu bon moom benn yoon rek la daal di mbëkk boppam. yéen ngeen di Ligue sénégalaise des droits humains di xeex ci àq ak yelleef doomu aadama. mbirum François Mancabou ak lépp la ci am noonu yëpp nan ngeen ko gisee. waaw nañ ko jël ci de façon globale d'abord Sénégal dafa signé convention bu ñuy wax convention contre la torture. maanaam xoqatal ni bu ñu nee xoqatal nag du rek physique psychologique bépp xeetu xoqatal maanaam ñàkk nit ki moom aafiyaam ci. parce que da nga bëgg am ay information ci moom wala la mu am loo ko bëgg a def ba tax na moom nekkul da nga ko xañ dundam da nga ko xañ afia loolu forme de torture la convention boo wax nag ne kenn amul droit def loolu Sénégal nag daf ko xaatim comme Sénégal daf ko xaatim ak yeneen i réew bokk ci kuréelu Nations Unies Sénégal dafa war a respecter loolu te ñun dañ koy saytu chaque fois pour dénoncer Sénégal chaque fois bu wàccee yoon ci mbiru convention boobu convention boobu nag boo koy xoolaat réew yi ci bari nga xam ne dañ koy faral di jalgati bu ñu demee tribunal des droits humains maanaam conseil des nations unies pour les droits humains à Genève dañ leen di teg ay daan bi mooy naam dañ leen di jox rapporteur spécial buy saytu ci biir réew mi ndax loolu am nañ ci jéego wala amuñu ci jéego loolu nag day tax ba ki nga xam ne moo yor kaaraange ñëpp ki nga xamante ne moo war a fexe ba ñëpp nekk ci jàmm bañ a nekk ci fitna mu def li ko war maanaam nguur état li tax loolu mooy que ne yow bu ñu la dekkee dañ laa teg loxo jël exemple Mancabou duñ ci xuus parce que c'est déjà en instruction waaye li ñu mën a wax mooy ku ñu jàpp en garde à vue amuñu droit dóor la amuñu droit sax mbéj la amuñu droit sax bëmëx la amuñu droit xotti sa yére amuñu droit laal la. dafa am sax la présence de ton avocat. voilà loolu la ñuy wax article 5 de l'UEMOA loolu nag bu bees la ba muy doog a njëkk bañ koy njëkk ak xaatim ñun bokk nañ ci njëkk a def lël ci loolu invité way takk der yi seen kàngam yi ak ay magistrat ak procureur ñu def benn lël pour wax ne lii dañ ko war a dëggal Sénégal parce que gis nañ ne ñu ci bëri fasolo dañuy def abus bi mooy lan dañ koy gis ci kaw tali bi benn policier bu harcelé benn voilà chauffeur di ko wax bu ñagas parce que mu ngi tenue kooku day jàpp ne kii ak tenue am mënuma kaa tontu su ma defee dara lan la may daf may téye ba pare bu demee defe naan outrance à un agent dans l'exercice de ses fonctions c'est un fourre-tout loolu nag dañu ne dafa war a dakk li tax mu war a dakk mooy que ne
le force de l'ordre bi maanaam way takk der bi bu fekkee mu ngi def liggéeyam ak déontologie dafa mel ni journaliste wala keneen liggéey corps de métier boo mënti jël bu fekkee dañ koy def ak déontologie kenn du la reproché ne sa liggéey ni nga koy defee du noonu. léegi yéen mbirum manque bu nan nga gisee dafa am torture wala nan ngeen gisee mbir. waaw mënuñu wax ne waa Mbadé dañuy jàpp rek ne ay assertion. maanaam vous attendez les résultats de l'autopsie. waaw on attend les résultats de l'autopsie mais aussi on attend l'enquête de ce qui a été en instruction ñun si njëlbéen souvent la ñuy def mooy bu amee victime ñun dañuy nekk côté victime di ko jàppale pour que ñu bañ a salfaañi ak yelleefam mooy lan bu fekkee dafa war a am procès mu nekk procès bu équitable bu fekkee dafa am war a procès ñu respecter procédure yi nga xam ne mu la ñu war a lal ci procès bu équitable loolu mooy suñu cër mais du ñu ñëw ne nguur yaa tooñ wala yow victime yaa tooñ déedéet dañuy ñëw xool fan la ñuy salfaañe ak yelleefu nit ki nga xam ne moom la ñuy considérer que moom mooy victime comme c'est le cas de Mancabou loolu nag comme c'est en instruction mënaguñu wax ne kii moo torture la wala du torture ñun li ñu wax ne te mu leer mooy képp ku ñu jàpp garde à vue tu as droit à tous tes droits sauf le droit de se mouvoir c'est-à-dire mënuloo dem ak dikk ndaxte dañuy enquête ci yow waaye amul leneen loo xamante ne ñàkk nga ko sa wér-gu-yaram dafa war a mot soo feebaree dañ la war a faj say waajur am nañ droit xam ci li nga nekk am nañ droit toog ak yow wax ak yow nga wax leen li nga bëgg pas que ne voilà da ngaa feebar garaawul ñun dinañ ko faj jërë parce que yow mi yor sa malade da nga am droit boo xamante c'est le droit du patient parce que patient dafay jagale boppam ki koy accompagner di nga gis tey malade boo xamante ne mu ngay xelam mais mënulul boppam dara te xamul dara peut-être ci historique médical am waaye ka koy accompagner kooku la docteur bi di waxal ne ko à ce stade là léegi kooku nag moo koy aaral. parce que su nekkente ne yow sa jabar la wala sa doom wala sa papa wala sa yaay kooku moo war a mën a ñëw taxaw ni man damaa bëgg lii ak lii ci mbiru wér-gu-yaramu ki nga xam ne moom ngeen. parce que mbir yi dafa commencé doy waar da ngay jóge sa kër nekk en bonne santé ñu yóbbu la garde à vue ñuy nga nekk fa quelque temps ñu ni yaa ngi ca hôpital dafa feebar. yooyu tamit yan jéego ngeen si jéem a def très rapidement. waaw parce que loolu aussi commencé na jël yenn proportions yu inquiétantes. des fois dañuy bu ñu titré yenn titres yi dañuy ne ñun dañuy exagérer. Il y avait un rapport d'Amnesty International qui disait le Sénégal terre d'impunité. ñu ne non li dafa rëy déedéet du question rëy c'est parce que dañuy sur le plan statistique dañuy defoon dañu doon wàññi ñi xam ne dañuy faatu ci fi ñuy nekk garde à vue ci commissariat yi wala gendarmerie léegi bu ñuy gisee ne affaire yaa ngi commencé di jéggi dayo on en a fait un rapport souvent c'est des rapports yoo xam ne c'est recoupé parce que li Amnesty di wax moom la Human Rights Watch di wax moom la LSDH di wax moom la RADDHO di wax te pourtant bu ñuy dem ci terrain bi mun nañoo bañ a gisee mun nañoo bañ a daje suñuy cible sax du doon suñu enquête mais dañuy jàpp ne bu ñu cëppaandaw ba ñoo bokk li ñuy wax ça veut dire que quelque part il y a une part de vérité léegi nag état bu ñu ko joxee rapport yu ni mel moom moo war a xoolaat boppam ne te pourtant souvent bu ñuy publier rapport souvent damay gis ci presse bi soit des gens qui sont au pouvoir génn di ne di ŋàññ te pourtant rapport balaa ngay publier li nga ci wax dafa mel ni off nag ki nga ko séqal ki nga xam moom la ñuy topp ne dafa luubal wala dañ koy bind ba pare ne ko lii lañ gis yow loo ci xalaat est-ce que am nga sa défense la même chose pour l'État si maintenant tu ne dis rien ben on va publier le rapport. mais ànd ak toujours Aliou lu muy wax tey prisonniers yu bëri ñuy jàpp ñu bëri xamuñu seen droit. tey ñu bëri si ñoom xamuñu. waaw dëgg la ñun dañuy faral di def liggéey boobu di dem ci prison yi am na ñoo xam ne seen i dossier day dem ba sax carrément dafay réer parce que dañ leen di jàpp amuñu seen loolu tam dañ ci interpeller société bi parce que ki ñu jàpp mën a doon njuumte rek mën a nekk aussi la personne dans un endroit dans un mauvais moment et dans une situation boo xam ne sookeewu ko maanaam da nga fekkee rek ñu yóbbaale la xam nga kooku bu fekkente ne ay waajuram dañ koo mere parce que jàpp nañ ko ñu bàyyi ko noonu mu nekk fi ñu ko jàpp ñu defeere ko waxuñ ko dara mere nañ ko parce que dugg na foofu te xamuñu lan la kooku yaa ngi koy lor am na koo xam ne day dem ba gis boppam dootul day jàpp rek ne bon naa toog rek xaar toog di xaar 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans gis nañ ko ci ay cas plus sax ce qui n'est pas du tout normal dëgg la
li ñu am ci ay magistrats pour traiter ay dossiers doyul ci maillage yu 17 millions de Sénégalais munoo wax loolu parce que tey boo doon jël Paris kese li ñu am. jërëjëf voilà mot na 10 fois li Sénégal bi yëpp am. en termes de magistrats et d'avocats xam nga loolu c'est impensable. donc loolu mu nekk loo xamante ne dañ koy ñaawlu. parce que état moo war a créer conditions yooyu pour qu'on ait plus de magistrats pour qu'on ait plus d'avocats dans ce pays. voilà donc waxtu baa ngi ñuy def ma bàyyi la rek nga tàggoo. waaw jërëjëf waxtaan bi gaaw na trop xam naa dañ koy yaatal ci beneen émission. di leen encourager di rafetlu jotaay bi. day am solo toujours ñuy gindi askan wi. ci yenn yoo xam ne xamuñu ko rawatina nag seen àq wala seen élève. voilà merci Sadio. bon Fatou dama lay bàyyi tey nga tàggul ma directement. amul benn souci Aliou. waaw di remercier suñu invité Denis Ndour di fàttali moom mooy deuxième vice-président LSDH muy Ligue sénégalaise des droits humains waxtaan wi am na solo. di remercier mbokk yi nga xamante ni ñoo àndoon ñun depuis 8 heures di ñu seetaan di leen jox di daje ëllëg bu solo suñu borom. voilà donc merci Aliou merci Sadio merci Denis Ndour nekkoon suñu invité tey comme ni nga ko waxee waxtaan bi gaaw na parce que nag am na loo xam ne lu bëri waroon nañ ko mën a yaatal surtout ci lu jëm ci convention yi nga xamante ni Sénégal da koy ratifié alors que droit bi nga xamante ni mooy bi international bi war a primer ci yenn décisions yi ci suñu droit ñun duñ ko respecté xam naa dinañ ci dellu si waat ndax xam naa ni soxal na askan wi bu baax a baax donc dañ lay remercier ci présence bi ak partage bi remercier suñu téléspectateurs yi ànd ak ñun depuis ce matin ci suñu émission suñu matinale di leen jox dig daje demain incha allah ci beneen matinale yeneen invité d'ici là portez-vous très bien passez une très bonne journée et restez connectés au programme de Sunu Label TV waa kaa bi ñu ngi ñëw à 10h merci beaucoup.